Dakar. Elle a mim naan Dakar ma la gën a mim Dakar ci ko Youssou Ndour doxal. Ok. Ok, mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, bienvenue dans les antennes de la radio Rewmi FM 97.5. Soyez la bienvenue avec tout le respect que je vous dois. Di leen jaajëfal bu baax où que vous soyez partout dans le monde ñu ngi leen nuyu di leen dalal tey nag c'est alxamis lay wax du mën a aujourd'hui c'est jeudi mais alxamis. Ok, nous sommes jeudi 6 juillet 2021, jeudi 6 juillet 2021, coïncide avec la jour. Ok, nous sommes mercredi 7 juillet 2021, mercredi 7 juillet 2021 avec votre émission Takkusaan gi fii ci Rewmi FM di leen jaajëfal bu baax di leen safoo. Nous sommes toujours avec Youssou Ndour ak Dakar neex ku nekk xam ne Takkusaan yi Dakar dafa neex moo tax yaa ngi seen boo demee ba diwaanu ICAT may bu na maa ngi lay nuyu di leen ziare borom Pac 3 di ko nuyu mu nekk koo xam ne macha allah souvent nag dañuy gunge ci émission bi Takkusaan bi fii ci Rewmi FM 97.5 point leen ngeen ànd ak ñun di ñu gunge ñu nekk yéen ba 19h à 19h ñu doog di joxe antenne yi nekk daal di ñëw ci journal bi. Aca ñu daal di continuer ak Youssou ma jigéen laata ñu dellu si waat pour def une petite sur scène daal dem aca Youssou Ndour et Dakar c'est parti. Et là yaa ngi may xoolaat et là xanaa pour l'instant dafa mel ne da ngaa amul xaru tabaski de wax ma kañ nga am xar. Ok, merci beaucoup, merci d'écouter votre radio Rewmi FM. Ñu continuer ak yéen nee naa leen nekk dans un instant ñu ànd ak Youssou Ndour dem foofu ci Grand Théâtre. Youssou Ndour va nous découvrir ce qui s'est passé en 2013 à Bercy 2013. Youssou Ndour, ce sera tout à l'heure dans nos antennes sur votre radio Rewmi FM 97.5. Mesdames et messieurs, chers amis et téléspectateurs, laata ci doon nekk DJ tu peux m'accorder une petite 3 minutes ma daal di dem ba Ndoyeen la commune de Ndoyeen di nuyu bu baax a baax Modou Ndoye, le maire de la commune, Modou Ndoye un maire infatigable, un maire digne, travailleuse et respectueuse. di ko wax ne élection locale yi c'est bientôt xam naa mi ngi ci waajtaay yi di ko jaajëfal bu baax mu nekk koo xam ne wax dëgg yàlla grand frère bu baax la mais di nuyu aussi la partie d'opposition ñi nga xam ne nag ñoo fa nekk di nuyu ñëpp ñi nga xam ne nag ñoo nekk ci diwaanu commune Ndoyeen Modou Ndoye di jiital ci nuyu yow wax nee naa la tey su ma toogee fii c'est grâce à lui di ko nuyu di ko ziare Modou Ndoye maire maire travailleuse nekk koo xam ne wax dëgg yàlla dafa gëm boppam tey di liggéey bu mucc ayib di ko jaajëfal bu baax ci liggéey bi nga xam ne mi ngi koy defee muy liggéey bu am solo foofu ca diwaanu Ndoyeen ak li ko wër Modou Ndoye merci beaucoup merci encore plus di jaajëfal Daouda Ndiaye ku borom Thiargane Couture Ndiaye Daouda un homme infatigable aussi un tailleur créative koo xam ne nag dafay créer di liggéey nee naa la ko lu mu ñëwul baaxul lu mu ñëw tamit rafetul kon ma ne leen ak approchement du tabaski bi mën ngeen daw gaaw ngeen def wax seen i commande moo xam bépp façon ci biir fa yóbbu jasner broderie wala sax n'importe quel tissu bu ma di doon soo ko yitee borom Thiargane Couture Ndiaye Daouda dina ko ñëwal ci yaram yi wax mi ngi nekk foofu ci Ndoyeen se trouve dans l'arrondissement de Darou Mouhty dans le département de Kébémer. Oui, 22 kilomètres Darou Mouhty nekk nag foofu boo demee pour nga dem ci Daouda Ndiaye da nga daal di jël yoon bi nga xam ne mooy la route de Touba Mérina ci rang bi 100 mètres après l'hôpital da nga fekk foofu nga xam ne mooy Thiargane Couture Ndiaye Daouda nee naa nag lépp lu mu ñëwul lu ne baaxul lu mu ñëwul naa isul kon Ndiaye Daouda yaa ma dig jasner nag maa ngi ñëw xam naa sama jasner bi soo ko ñëwul ma ñëwee xam naa ne moom yaakaar naa dinañ jàppale sama grand frère nga nag macha allah sama conseil la quoi conseil technique nee naa su ma nekkoon là dama ne su ma nekkoon président de la république yow laay def ministre conseiller quoi yaa may conseiller on est conseiller koo xam ne nag wax dëgg yàlla ay su la waxee rek nga daal di gis liggéey na Ousmane Sonko lu mu wax Macky Sall bu Sénégal yi toogee 1 mois wala 2 mois dañ ci seen bët mais Ndiaye Daouda lu la wax rek boo demee ba quelques jours dañ ci daal di seen bët. Merci beaucoup Daouda Ndiaye di ñëw ci ki nga xam ne mooy c'est mon frère mon ami nekk koo xam ne wax dëgg yàlla depuis enfant depuis l'école ñoo fréquenté yàlla def mu daal di quitté études yi daal di dem benn yoonu boppam muy Bagdad Couture Ndiaye si di ko nuyu di ko ziare moom it nee naa la xale bu gëm boppam la nekk koo xam ne nee naa la loxo bi moo tàng lu mu ñëwul ak lu mu dugalul loxo soo génne kenn du apprécier ku bëgg tabaski bi boo soloo ba jekk
boo génnee mbedd bi di riir ñëpp kontaan boo solo ba jekk nga romb sa alaaji as mu kontaan soo solo ba jekk nga sa soxna kontaan waa kër gi bég kër gi di riir ndax lan rigueur ak li nga sañse wala nga dem ci jullikaay yi ñëpp di la xoolaat ndax li nga sañse nee naa dawal gaaw ba seeti bi kooku nga xam ne rek mooy Baxdad Couture Ndiaye Sidi mooy dugg ak jéeg ji fu baax ak jànq ji kon daw la ngeen seeti ko mooy séeri jëmbo Ndiaye Sidi Baxdad Couture macha allah di ko ziare way fatuma Bamba Ndiaye Couture l'homme l'excellence l'homme infatigable di jee la Bamba Ndiaye nee na tegaat la bëgg a ñëw quoi mais Bamba doon un homme expérience boo xam un homme koo xam ne dafa am expérience ci domaine bi quoi surtout la culture dafay ñëw lu rafet macha allah ci yëre góor bi yëre jigéen bi mu nekk grand frère Baxdad Couture boobu nee naa la c'est la famille loolu ci dond bi la quoi seen loxo macha allah Bamba Couture mu Ndiaye Couture Khadim Ndiaye taalibe Cheikh taalibe Serigne Khadim Eliman Bamba di leen nuyu di la ziare xam naa nag yaa ma ñëwaloon tabaski daaw leeral ñu naan dañuy baaxantal ren maa ngi ñëw su ma fàtte ci commande yi dégg nga incha allah noonu rek la ñuy daal def nag di ko bëggee bu baax moom Bamba Ndiaye Couture de laata may daal di quitté diwaan boobu nag milieu boobu nee naa lii sama yëfi bopp la lii maa ko moomal sama moomeel la di ko nuyu di ko ziare mon frère Moudou Niass moo waa kër Cheikh Abdou Samad Mbacké waa kër Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké foofu mooy alimentation Serigne Abdou Samad Mbacké Moudou Niass di ndaw loo xam ne commerçant la dafay daan dooleem nekk foofu nag en face Thiargane Couture waaye gëm boppam di ko nuyu di ko jaajëfal bu baax su ma jógee ci moom nag macha allah damay daal di dem ba ci ki nga xam ne mooy nee naa la c'est l'homme du dessin kii mooy talibé Cheikh Abdou Samad kii mooy ki nga xam ne saa yu la waxee lam la wax ni nañ ko takk téere c'est Bara Niass Couture talibé Cheikh Abdou Samad Niass Couture la créature Niass Couture ki nga xam ne nee naa la su duggee ak yow su la ñawalee ba pare nga bekk Niass Couture ki nga xam ne saa yu la ñawalee saa boo génnee mbedd bi ne gongo koo romb mun a gongo koo romb mu di la xoolaat ki nga xam ne nee naa la du fausé benn yoon nee naa la nag ak période tabaski bi bientôt c'est la fête du tabaski daw leen gaaw ngeen seeti ko moom itamit mi ngi nekk foofu ci diwaanu Ndoyeen Niass Couture talibé Cheikh Abdou Samad nekk ay emprunté yoo xam ne macha allah ñoom it dañoo mucc ayib man seen liggéey te di ko def ku ci mel ne mon frère Bayali Ndoye maa ngi lay gérer macha allah xale boobu moom ñu naan loxo bi mooy naaj ci quoi Bayali Fatima beneen c'est des jumelles apprentis Eva et Mame Diakha ñoom nag dañ ma yàpp macha allah qualifié nañ loolu mën nañ seen liggéey loolu mais alors xoolal ma sama fii saa fi amul pax sama technicien yaa ngi may ree de xam nga ñaari jumelles yooyu ñoo ma fi xaañ quoi ñoo ma xaañ ok di leen jaajëfal par Eva Imam Diakha les deux jumelles macha allah seen ànd yàgg lool nee naa la ànd su yàggee rek ñaar ñiy ànd kenn da cee noxal sa morom dañuy muy ànd boo xam ne yàlla da ko barkeel yàlla na yàlla yàggal ànd bi dafa leen tawfiix macha allah nekk xale yu yor lool nekk nag ñoo xam ne dañoo gëm seen liggéey di gunge Niass Couture talibé Cheikh Abdou Samad kon mesdames et messieurs chers amis téléspectateurs auditeurs auditrices téer yaa ngi noonu ku bëgg ñëw ba rek daw leen ngeen seeti ji leen nee naa la nag ndoy la bagage yi xoyam quoi ok avant que je quitte et avant que je rende l'antenne à DJ là damay daal di dem ba la famille Niassène sama kër dem ba nee naa nag la c'est la mi-fa di nuyu di ziar Maguette Diop actuellement nee na maa ngi Ziguinchor mais xam naa fa la nekk et là kii couple moo ko ñor quoi nee na man lay ji ma dóor naan ma maa ngi Ziguinchor kon baax na comme que yaa ngi Ziguinchor Maguette Diop xam naa man dama lay jiitu dem ba diwaanu Ndoyeen su ma demee Ndoyeen ma daal lay xaar foofu laata tabaski bi ndax yow kañ nga ñëw ci kër bëgg a bokk Maguette Diop nekk ci nga xam ne dañoo bokk ci ñi bëgg naan kañ nga ñëw ci la bëgg bokk quoi en fait ok di ko ziar bu nekk koo xam ne sama xarit leen nekk sama série mais nekk koo xam ne femme boo xam ne je l'aime beaucoup dama ko bëgg I love you Maguette Diop je t'aime beaucoup macha allah say qualité neex na ma tey doon nga jigéen koo xam ne mën nga góor quoi na la yàlla defal tawfiq tey it barkeel sa sëy ak sama grand frère bi Aïdara Niass xam naa nag damay def jël une petite seconde rek dem ba Ziguinchor daal koy rendre hommage daal di soit Niass ba yaa ngi am jàmm grand frère Ziguinchor tàng na te tàngoor bi xam naa yéene wala ko liggéey ngeen métti na ak période tabaski bi mais nag yàlla baax na grand frère Aïdara Niass di ko nuyu di ko ziare waaye di nuyu waa Ziguinchor gépp nag DJ la noonu rek la ñuy def di safante Youssou Ndour fii lay xamee chaque jeudi lundi et mardi ñu ànd ak yéen di leen gunge seen takkusaan sur votre radio Rewmi FM 97.5
l'actualité passe tous les jours culture religion ak lu ma di doon ay dara di leen nuyu di leen ziare di ziare waa Ziguinchor gépp nekk démb di wàllu Tambacounda bii di Vilana di leen ziare bu baax Fatima François ñi ngi maa ngi lay nuyu di leen ziare bu baax yàgg sa jaxbaat fàttuma leen mais nag su ma nuyoo sama amoore ba pare su ma jógee sama amoore boobu nag muy Maguette Diop damay jàll daal di jàll samay deuxième deux deuxième dame les double Koudia Ndooy Koudia Ceex Koudia Bari ela suma ree dama bokk ci fay boo xam ne nii loolu gars yi naan polygamie dama signé polygamie quoi moo tax ma bëri ay série di nuyu baax Koudia Ndooy Koudia Bari borom Kariba kooku mooy borom ndékki bi borom sandi seeg salade seeg petit pois bi di la bëggee di la ziare di la wax na je t'aime beaucoup I love you kooku sama série la baax ci man lool di ko may dédicace Youssou Ndour bi war a ñëwaat Bercy daa ko bëgg a yóbbu Bercy ok merci beaucoup maa ngi ko nuyu de passage di jàll ci beneen projet bi rek Koudia Ceex di ko nuyu bu baax a baax mu nekk koo xam ne moom sama xol laa ko def ndeysaan daf ma jege lool sama waxtaan ak moom daa mën a neex di la kii nee naa sama waxtaan ak moom daa mën a neex Koudia Ndoye yaay nee naa la borom baax la wàccee boppam ndeysaan bu toogee mu neex bu fóotee mu set kooku mooy Koudia Ndoye série Thiera mais di ko fàtte benn yoon série Mame Thierno tey su may wax samay grand frère xam naa nekk damay wax ci moom laata may ñëw ci sama grand frère Tanès ndax Mame Thierno dafa doon koo xam ne macha allah grand frère la boo xam ne may gunge souvent sama frère yëpp noonu lañ mel li ko tàmbale ba ci ay dara bi nekk Ziguinchor moom Mame Thierno moom Bagou moom Tanès macha allah samay frère tey souvent man di la su ma nekkee Dakar lu ma mën di doon rek xam nañ li ci nekk ci dugub étudiant quoi souvent parfois dépense day métti di ma frère ba sunu foofu frère ba yaa ngi am satisfaction bu baax foofu ba man ki wax xaalis ba man ko dara lépp rek bëgg ma daal di fi ma nekk fi ak mbégte ak bànneex mais di dund loo xam ne dafay neex di ci jaajëfal bu baax mosuma manqué xaalis mosuma manqué dépense macha allah mention spéciale à mes grands frères il veut que ma réussite quoi moo tax ma leen di jaajëfal bu baax maam ci wax ne kenn du yow Bragnes wax dëgg yàlla doon koo xam ne souvent moom xel mi du dal quoi fii day tëb tëbi day toog mu jaag rek sama téléphone sonné ndeysaan mu ne ma frère ba yaa ngi ci jàmm naka foofu ba am ngeen jàmm bu baax ba yëngu yi may dégg nekkoo ci bu front amee sama famille macha allah comme pitax yooyu rek téléphone bi day sonné tak 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 ba bëgg ko ci loolu jugu nii ma Bragnes macha allah ndeysaan la mais nag taw ci kër day taxaw taxawaayu papa waaye taxawee na côté boobu ma sëkk macha allah ndeysaan la di ko nuyu di ko jaajëfal la awa Diop borom laax bi jaay fande amul laax amul pertement boo ci amul bénéfice am ci et la àggaleel wuy ma du ma nangu bala maa jàll da ngaa àggaleel ma ela di jëla àggaleel loolu jaay fande amul pertement boo ci amul bénéfice am ci kon donc et cetera DJ bañ na technicien bi bañ DJ bañ ko c'est dommage ok nous sommes toujours avec Youssou Ndour ak Dakar ku nekk xam ne Dakar takkusaan Dakar moo tax nag ñu fas yéene def un petit temps boo xam ne nag temps gis lañ koy tuddee di ramal ndànk c'est Youssou Ndour ak Dakar et dans un instant nous aurons le sens de serrer la main de Youssou Ndour encore pour ñu mën a dem foofu ci Grand Théâtre nag ngir moo découvrir ñu la nga xam ne moo xewoon Bercy 2013 ak yéen ngi waa Bercy ndeysaan aca en attendant bu baax nag may nuyu sama tante Badiane Maysa Niass Maysa Diop di nuyu baax ma tante Maysa Diop sama yaay mënuma di wax ci man ci micro ndax kenn la ci man koo xam ne sori na ci man sama papa dama ko jël wax dëgg yàlla nekk koo xam ne macha allah souvent xelam du jug ci man wax dëgg yàlla loolu ñu naan papa dina liggéeyal doom ba wàcce moom mais mën naan du ma ne man doom sax mais suñu papa wàcc naa ak ñun ak la famille Niassène bi nag tijji elaat loolu la wax ba démb yaa ngi ko doon wax sa émission bi maa ngi la doon déglu nga naan sama papa daf li def ci man mais man tamit dafa doon loo xam ne léegi la ci man quoi en fait parce que c'est normal boo toogee ci plateau nga mën a révéler li nga xam ne loolu la say parents defal c'est normal donc il est à 17h passé dans les antennes de la radio Rewmi FM 97.6. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, nous continuons toujours pour cette soirée. En attendant, il y a des fois au Grand Théâtre dans les fêtes de Youssou Ndour à Bercy. Dans un instant, nous aurons la chance de serrer la main de Youssou Ndour. Youssou Ndour, il est super étoile dans un instant à Bercy. Attends, c'est parti. Allô, assalamu alaikum. Am na ku nekk ci ligne bi. Allô
allo dafa mel ne problème technique la quoi allo nee na fes xam naa ci kanam tuuti dina daal di yegg si ak 77 056 43 18 77 056 43 18 mesdames et messieurs merci d'écouter cette session cette superbe album de Youssouma Jigéen merci ñu daal di continuer ak moom ba tey laata nag ñu daal di jeexal ci Youssou Ndour xam naa bu ñàkk dañ daal di dugal Elisas mooy ñëw ci dégg boo xam ne la station totale ak ñu daal di dem ak Youssouma Jigéen di ko may waa Sarata Gueye yëpp nag waa Touba Kajoor Abdoulaye Ndiaye sama xarit mi ngi nekk ba diwaan Dakar photo benn yoon maa ngi koy may waa Dakar waa université Cheikh Anta Diop yëngu na loolu mais di ko may képp koo xam ne étudiant nga waaye nag je du ma fàtte benn yoon mon école IMI school Fatima maa ngi lay nuyu di la ziare ma la ba yaa ngi baax ci ngóor maag yaa ngi baax Fatima maa xam li nga bëgg yow maa xam li nga bëgg ak fi ma lay jaar mu nekk Fatima borom EMI.E nee na nag man xam naa damay safoo bi daay koo bëgg de la ok di ko may waa EMI.E ak waa EMI Sacré-Cœur gépp nag nee naa la EMI school macha allah formation yu baax yoo xam ne nag c'est des formations de qualité en qualité formation yoo xam ne wax dëgg yàlla it ku ñu formé soo génnee rek doon prax macha allah.